première question bi ma lay njëkk a laaj tooñ law ak cokkaas. décret bi fan ci toll décret bi di coow li. waaw bon xam nga décret bi moom dafa wane ne mën naa am gars yi dañu jàpp ne Covid 19 bi loo ci génne rek mu nëbb ko. moo tax ñu def lu mel nii décret boo xam ne dañ ko génne wax ne day am président honoraire conseil économique et social bu ñuy jox. xaalis bu bari jox la garde corps jox la rang protocolaire dans la république xëy ne loolu binduñu ko xëy daan ne waaw décret bi am na wante li ci nekk lépp nekkul ba pare moom daal dafa doy waar mu nekk benn puzzle boo xam ne kenn mënu ko xam actuellement te loolu day wane rek ne crise bi dafa jaxase état bi or état dëgg dafa war a régler crise bi ba pare régler marche normale état bi malheureusement décret bi day wane rek li nga xam ne ñun ñëpp xamoon nañ ko désordre dafa am ci suñu république. mais désordre boobu xam nga li ma ci jaaxal moo di désordre bu demee ba nga xam ne dafay toucher le cœur de la présidence. c'est la communication génne communiqué weddi na décret amul. nga xëy suba teel ñu ne la décret am na. mais loolu en terme de reniement en terme de wax loo xam ne du dul dëgg dafa garaaw. waaw mais mooy loolu c'est-à-dire que xam nga état dafa war a dox ci dëgg. su fekkee ne décret am na dañ ko war a assumer parce que am nañ droit jël décret. consacrer ay avantages wala ñu consacrer benn situation juridique ñu teg ko. mais loolu bu fekkee ne dañ ko teg ci yoon dañ ko waroon assumer bu teguwul ci yoon nag nëbbutu def ci am te nag mënoo nëbbu lu mel noonu. parce que de toute façon tôt ou tard da doon feeñ donc dafa am benn affaire boo xam ne peut-être nañ ci ñëwaat cuune li wolof di wax cuune dafa war a xaw a am ci ni ñuy doxalee réew mi actuellement loolu moo tax nag il faut ñu xoolaat suñu bopp parce que problème bi du ñoom kese léegi suñu avenir la donc il faut ñu toogaat teg mbir yi ci suuf xool naka la ñuy doxalee réew mi ba fa muy jëm nii baaxul donc il faut ñu toogaat actuellement nekk di jàllax mbir yi di leen ko jiiñ di leen ko kii dafa jàll dañu war a toogaat balaa mbir yee ëpp loxo parce que lu mel ne décret boobu yëfu xale la à la limite alors que réew dañ ko war a yor ci dignité dañ ko war a yor ci rigueur. dañ ko war a yor ci rigueur moo tax ma lay laaj ban analyse ngay def ci ñoom li ñu teg pour gérer crise bi ñuy dund de manière globale ban analyse nga ciy def. waaw man analyse bi ma ciy def analyse globale bi ma ciy njëkk a def. maanaam xool ni état di doxee xool aussi ni yeneen réew yi di doxee ma analyser noonu la def léegi bi ma ko gisee damay xool ne départ bi wax dëgg yàlla mën nañ jàpp ne yoon ba ñu jëloon baaxoon na parce que dañu analyser président Macky Sall ne tekk gars yi mbir yi déclaré Wuhan étudiants yi nekk fa ñu ne ko da nga leen di jëli mu ne déet nañ leen tey donc am dignité homme d'état am rigueur homme d'état ñu ne da ngay tëj frontières yi mu ne bu leen gaawantu xaar leen toog ba heure bi jot médecins yi wax ko homme de santé yi wax ko mu daal di tëj frontières yi daal ne Wuhan duñ jëli xale ya nañ leen jéem a jàppale ñu toog foofu mu nekk décision boo xam ne départ bi mën nga bañ a comprendre mën nga ko contre mais nag di nga ne kii kët dafa mel ne nekkul di céder à la pression maanaam day teg mbir yi ci xam-xam malheureusement aussitôt après dañu gis ay affaires yu jaxasoo parce que ministre de l'économie dafa génn daal di wax ci affaire force Covid bi wax benn fonds wu 1 milliard man jour boobu dama naroon daanu dama ne waa mais 1 milliard lu mu mën a régler ci lu mel nii ñu toogaat ci tuuti président génn daal di wax 1000 milliards mais ma ne nag kon ñii jaxasoo nañ parce que mënoo comprendre maladie bu déclarée en Chine ci fin 2019 nga am 2 à 3 mois pour xam ne mi ngi ñëw ci yow parce que boobu commencé na nekk pandémie dañ xam ne day ñëw Sénégal nga am temps wu concevoir xool comparer ba teg lu leer ba pare noonu donc déjà foofu rek boo xamee ni état di doxee xam lan mooy prospective maanaam naka ngay taxawee di xool li ñëwagul nga jéem cee bàyyi xel di nga xam ne ñii kat dafa mel ne doxalinu cuune lañ nar a doxale léegi nag force Covid bi génn na nga gis ne chiffres yu ñu avancé daanaka amul consistance parce que dañ ne ci santé ñi ngi ci def 64 milliards 64 milliards ci personnel sanitaire boo xam ne amuñuy gants amuñuy masque infrastructure sanitaire amul ci dëkk bi nga ne 64 milliards sur 1000 milliards loolu doy na waar déjà booy xool rek chiffres yi da nga doon jaxasoo ñu ne léegi dañuy jël dañuy jël lu mat 60 milliards jënd ko ay ceeb ay diwlin ay sukkar loolu aussi man bi ma ko gisee dama ne nag ñii nag wax dëgg yàlla li ñuy def nii dafa mel ne ñi ngi commencé yab réew mi ndax réew mi mënoo leen a wër ñoom ñëpp nga jox leen ceeb ak sukkar
est-ce que c'était même pas plus pertinent modèle bi nga xam ne moom la waa Côte d'Ivoire def ñu def ko mooy comme ñoom ni ñuy def bourse de sécurité familiale yi xaalis la ñuy joxe. waaw xam nga mënoon nga joxe xaalis kooku possibilité la am na sax ñu wax ne par Orange Money wala Free wala leneen. voilà loolu am na ñu ko wax mais man dama jàpp ne sax li gënoon conséquent mooy ñu wàññi woon prix denrée de première nécessité yi. ñëpp mu laal ñëpp. surtout ñi nga xamante ne nii seen doole bariwul ba wàññee ceeb bi suukar bi diwlin bi dugub ji ak yu demee noonu dina laal ñëpp. deuxièmement doo am distorsion économique maanaam doo ñëw ci biir acteurs économiques yi nga jël ci ñenn nga def leen ay milliardaires tout de suite ñeneen ñi nga nërmel leen. parce que ñiy jaay riz ceeb waaw. ñi ngi fi ay ñoom Bokar Samba Dièye ak ñeneen ak Moustapha Tall ak ñeneen yàgg jàppale Sénégal yàgg jóg di daanu nekk doomi réew mi mais ñooñu bu lii jotee te ñenn ñi ami jafe-jafe yu ñëpp xam ak banque yeeg ak yeneen bu lii jotee mënoon nañ jël seen savoir faire ak seen ki woo leen waxtaan ak ñoom ne leen naka la ñuy indee ceeb ci réew mi te nag seen bénéfice ñu contrôler ko du doon loo xamante ne ni yéen da ngeen ci def affaire mais di ngeen ci am dara ba pare ñu fexe ba yeneen commerçant yi nekk ci gox-goxaat yi jot ci daal koy mën a jaayee en bon prix bu ko defee état subventionné ko jàpp naa ne sur le plan économique loolu moo gënoon consistant mais defuñu loolu dañu lancé ay marché en 48 heures jox ay nit marché yooyu ñooñu yor ci milliards. ay benn nit am ay ñeenti marché. te ñoo xamante ni kenn xamu leen woon ci secteur yooyu donc loolu nit ñi wax nañ ko waxaat nañ TCC ngi fi di jaay sucre kenn joxu ko marché bi te ay milliers d'employés la am. ba pare ñoom ñu cotiser à hauteur de 1,2 milliard. exactement pour Covid bi. donc inconsistance dafa feeñ malheureusement Covid bi jàngat bi toujours mooy wane ne test la woon pour Sénégal xam nga yàlla dafa xereñ dafa doy waar dafa ni muy seete même nit ki da ngay jekkam yàgg nga feebar loolu test la ci sa corps Covid bi nag dafa mel ne test la ci monde bi test la ci réew yi test la ci dirigeants yi test la woon Sénégal malheureusement suñu test boobu ñun dañ ko lajji parce que dafa ñëw brusque ñu nekk situation d'urgence mel ne yàlla dafa bëgg a xool naka lañ man googu nag pour nga mën cee génn il faut nga maandu loolu la sëñ Mountakha wax sëñ Mountakha Bassirou li mu wax ne Covid bi mbindeef la ñun dañoo war a jaamu yàlla rafetal bu ko defee dina yàlla dinañ ci musal malheureusement rafetaluñu ci ni ñuy doxale suñu réew rafetaluñu ci décision yu ñuy jël moo tax ba léegi gisaguñu solution ci gestion crise bi très bien foofu laa lay wax ma ne gis naa ne le Sénégal ak structure sanitaire yi mam ak suñu plateau technique est-ce que attan na situation bi ñu jëm parce que dama dégg président Macky Sall mu ne il faut apprendre à vivre avec le virus ba mu ko waxee ba léegi dee yaa ngi gën a yokku cas yaa ngi gën a bëri ba tey ji soo xoolee jël nañ autoconfinement ne léegi toog leen seen kër li feebar. waaw xam nga gestion crise bi dafa am ay contradiction parce que déclaration 11 mai président ci la duggee ci xaw a desserrer l'étau maanaam bàyyi nit ñi daan ne waaw dañuy dund ak virus bi doxa médical maanaam kàngam yi nga xam ne ñi ngi ci mbirum kër docteur te ñu leen di dégg maanaam ñi nga xam ne ñoo yore pouvoir officiel bi muy professeur Seydi ak ñi ñuy gis ci télé bi ak ñeneen ñoom d'accorduñ ci loolu parce que dafa leer dafa am benn docteur bu tudd docteur Thior temps yële passé moom moo njëkk a annoncé ne il faut ñu ubbeeku vivre ak virus bi ba te fexe ba bu mu ñu rey parce que moom itam li mu wax dafa leer waxul ne nañ attaqué virus bi daf ne nañ vivre ak moom di continuer ba pare di jéem a protéger wu ci virus bi nit ñi génn di ko caricaturer naan way bu ñu defee loolu day am ay mais ñu tegaat ci ay quelques semaines président génn annoncé ne il faut que ñu dund ak virus bi mais bi mu waxee loolu liñ mën a seetlu mooy pays européens yi ñoom ñoo njëkk a annoncé loolu di ko def moom mu daal ciy teg ay fan daal ne nañ def loolu dafa mel ne donc mimétisme dafay feeñ foofu te loolu jàpp naa ne gënul ci booy jiitam réew léegi nag est-ce que politique boobu am na cohérence par rapport à li ñuy gis ci terrain bi amul cohérence parce que ministre de l'intérieur tey d'accordul kenn bouger donc yow tu apprends à vivre avec le virus mais tu ne bouges pas donc les gens ne vivent pas dañuy toog seen kër nga cantonné leen confiné leen ci benn département wala benn dëkk am nañu voyagé woon sax delloowuñu ba léegi fa ñu doon liggéeyee ba pare nga ne lii kat mën naa am dina yàgg dañuy vivre avec le virus donc dafa amul cohérence entre politique sanitaire
bi nga xamante ne nii moom la Sénégal war a jël ak yeneen politique économique financière et sociale bi nga xamante ne nii moom la réew mi nekk amul cohérence te cohérence nag bu fekkee amul ci kaw malheureusement day indi ay jeexital yu bari day indi coono yu bari. mais est-ce que c'est pas une démission de l'État en réalité demuñu ba toog xam ne daal faveur mënatuñ dara ñu démissionner complètement. non loolu nag bu ko nekkee c'est très dangereux te jàpp mu ne sax egg nañ ci niveau boobu parce que démission de l'État moom bu amee c'est la catastrophe jàpp naa ne li ma doon wax sànq ñàkk xam am na ci. ñàkk am capacité de gestion publique am na ci. état bi itam doole jiñ ko waroon a jox maanaam jox fonctionnaire yi xam ak nit ñi nga xam ne ay sénégalais lañ yu seen loxo set ñu jox leen wax ak aussi askan wi ñi nga xamante ni ñoo leen représenté maanaam chef religieux yi parce que loolu aussi dañ leen a wàññi ca départ ba boolewuñ leen ci ñi doon waxal loolu yëpp nag boo ko deful doo mën dem xam nga dañu nekk Pape Alé ci monde boo xam ne monde bu compliqué la bu complexe la virus bi daf ko gën a wone monde bu complexe nag li la ciy génnee mooy ngay waxtaan ngay diisoo chef religieux yi dañu am doole ci lu mel nii parce que ngëm-ngëmu nit ñi dañ ko laal virus bi dafa laal ngëm-ngëmu nit ñi te nag malheureusement politique yi nit ñi gëmuñu leen parce que dañu yàgg wax di waxeet ce qui fait que même virus bi ñu leen koy wax nit ñi dañoo nekkoon di ci reetaan ak di wax ak yooyu naan ndekete affaire bi amul ak parce que gisuñu leen ku leen ko wax ku ñu gëm malheureusement bi ñu demee ba ci biir ci gestion virus bi aussi ñu gën a mettre de côté la religion gis nga ñu ne ñu tëjoon mosquée yi ak église yi ak yu demee noonu actuellement ñu ne mën nañ ko ubbiwaat ci ay anam mais loolu yëpp ñàkk waxtaanoon la ak ñàkk jël suñu voie spéciale maanaam suñu mode spécial parce que ñun dañu war a jël suñuy politique publique sukkandiku suñu ngëm-ngëm fii réewu diine la quoi qu'on dise te dañuy jël mesures yooyu waroon nañ bàyyi bu baax religion diine ji parce que booba virus bi c'est vrai que war nañ koo kar mais nag bareegul woon ci réew mi donc am na noo doon waxtaanee ak chef religieux yi ñu comprendre nga wax leen kañ la ñuy ubbi ak yan anam la ñuy ubbee ñu comprendre mais dañ leen a waxoon rek da ngeen di tëj ba nit ñi commencé wax naan ah lii day ñoom sëriñ su baax si fi nekkoon li tax ñu doon xeex gi et cetera di leen jaxaseeg nit ñi ba ñoom itam ñu engagé wu te loolu day nërmeel kàddu nguur te nguur warul nangu loolu te li tax du ko nangu nag dafa war a xalaat ëllëg jëm leen cee boole bu ko defee décision bi nekk une co-décision maanaam nit ñi jëlandoo ko bu ñu ko defoon rek du ñu am problème. Est-ce que le relâchement n'est pas dû au fait que l'État veut privilégier la reprise économique? waaw xam nga loolu dafa bokk ci éléments yi d'ailleurs gis naa sax sa benn invité temps yii passé mu wax la ko ne France dafa ubbi économie am. waaw te tubaab yi ñoo yore tissu productif maanaam économie bi lu ci bari ñoo ko yore donc il faut que ñoom itam ñu ñëw continuer seen liggéey moo tax gars yi ubbi bon bu nekkee loolu c'est tellement léger de la part de l'État mais jàpp naa ne élément yooyu ci la bokk beneen élément bi aussi mooy économie bi bu tëjoo nit ñi dootuñu dund gu sell dootuñu amati lu ñu suturloo loolu aussi mën na indi ay remous sociaux mën na indi ay jax-jax ci réew loolu tam gouvernants yi c'est normal ñu bàyyi ci xel donc volet économique bi bokk na ci éléments yi tax ñu tijji pression sociale bi aussi pression religieuse bi bokk na ci éléments yi tax ñu tijji maintenant jàpp naa ne aussi bi ñu analyser dëgg-dëgg sur le plan mondial xam nañ ne virus bi mën naa am du gaaw a dem et que bu ñu toogee ni tëju li muy yàq mooy ëpp li muy defar moo tax ñu ne nañ ubbeeku te loolu nag jàpp naa ne spécialiste santé publique yi ko waxoon depuis longtemps waroon nañ leen a déglu boolewaat leen ci mbir mi bañ a jël rek benn catégorie wala benn réseau daan ne yéenay jiital ñoom ñu jiital seen xelu bopp donc réew boo koy diriger aussi da nga koy def ci ñëpp ñi nga xamante ne ni am nañ xam-xam ci mbir mi nga woo leen surtout bu fekkee bokkuñu fuñ jëm parce que ci la ñuy amee équilibre ci gestion bi mais boo jëlee benn catégorie rek nga jiital leen ëllëg booy tourner day metti te loolu moo ñu dal fi mu ne nii. Est-ce que foog nga ne les décisions économiques yu ñu jël par rapport ak 1000 milliards yi c'est des décisions économiques pertinentes parce que yow ama ci xam-xam. waaw xam nga man li ma jàpp mooy booy xool pàcc 1000 milliards yi ni ñu ko def wax naa la ko sànq. nee naa la dañu jël 64 milliards pour la santé ce qui n'est pas bien parce que santé investissement la boo xam ne dafa am solo dañ ci waroon a gën a insister. surtout wane na ko ci feebar bi. exactement surtout que ñun prévention politique de prévention la ñu opté donc prévention boobu li ñu waroon def mooy jox niti kër docteur yi ay gel ay masque yu baax. jox leen jënd ay combinaison yi machine de respiration yi yooyu yëpp la ñu waroon a jël à la limite la moitié ñu def ko ci ba Sénégal ne gongu taxaw bu ko defee nag comme ñun mënuñu def confinement parce que suñu économie mayuñu loolu ñu jënd matériel
jox nit yi kër docteur yi doole ba pare bàyyi nit ñi nag ñuy vivre avec le virus. c'est-à-dire décision bi ñu am nii bi ñu jël nii nga xam ne fi mu ne cas yi gis nga ni muy bare dañ ko waroon a def bu fekkee ne kër docteur jox nañ leen doole ba pare mais malheureusement mën nañoo xaw a tiit parce que cas yi mi ngi ëpp ñi ngi naan nañ ubbi nit ñi dox te kër docteur ba léegi joxaguñ leen doole yi ñu leen waroon jox boo demee ci centre de santé yeeg yooyu da ngay xool ne nit ñi maanaam benn masque sax bu ndaw amuñu ko amuñu gel man Touba laa jógee bërki démb centre de santé yi ma wër yëpp xam naa leen mais amuñu dara léeg-léeg man ak samay morom ñooy jënd ay gel jox leen wala dara te buñ koy jël dañ koy njëkkante loolu dafa doy waar te ñoom ñi ngi vivre avec le virus actuellement. Absolument. nit ñi di ñëw ci ñoom léegi nga jël sur le plan fiscal dañuy jël 200 milliards jox ko mbirum lempo mi ci jox yooyu am na lu ñuy wax remise fiscale maanaam bu fekkee ne ay genre grâce lay doon bu fekkee ne da nga yore loon l'impôt xaalis ba décembre 2019 ñu may la ko ñu bàyyee la ko parce que dañ ne da nga sonn donc li nga yore loon état daf la koy jéggal mais loolu ban base lañ koy defee ba léegi kenn waxagul naka lañ koy defee kenn génnewul kayit yi parce que dafa waroon am ay arrêté ak ay textes yu expliquer décision président boobu ba léegi kenn gisagul dara ñu ne aussi dañuy jàppale entreprise yu ndaw yi. PMI entreprise yu ndaw yooyu yu ci bëree bëri yi ñuy jàppale yi ñu wax ne ñoom la ñuy jàppale mooy yi am dossier fiscaux mais ñi nga xamante ne nii informel la kenn boolewu leen ci mbir mi loolu nag mën nga wax ne effectivement informel bi dafa jot ñoom itam ñu xalaat seen bopp bokk ci li état bi teg di fay impôt nit ñi xam leen nga xam ne bu coono amee dinañ leen mën a tenir en compte